bokk internet yi asalaamaaleykum suñu émission bu njëkk ci théâtre ak télévision ñu ñëw seet si Mamadou Ndiaye waxtaan ak moom ci mbiru liggéey boobu Mamadou Ndiaye lan moo la indi ci théâtre. jërëjëf Seydina Oumar maa ngi nuyu mbokk téléspectateurs yi di nuyu internet yi nga xam ne dinañ ko mën a seetaan li ma indi ci théâtre nag yàgg na théâtre ci nit ki la du parce que dañ la ci former rek déedéet formation gaa am na mais depuis ma duggee ci armée en 63 compagnie transmission laa nekkoon ci lañ ma affecté woon mais foofu dans l'armée compagnie yëpp buñ demee ba nga xam ne ñu ngi jeexal dañoo amoon ay troupe théâtrale ci biir compagnie yi mu ngi mel noo dégg ngeen ko ma dem gendarmerie en 65 bi ñu paree suñu stage gendarmerie suñ commandant de compagnie ne ñu il faut ñu def théâtre pour suñ fin de stage effectivement ñu def théâtre yàlla def ci temps boobu en 66 67 ñuy tourner les derniers jours de Lat Dior. fin de stage gendarmerie. bi ñu defee théâtre bi Mamadou Diop moo ne woon suñ commandant de compagnie ancien maire de Dakar moo ne woon suñ commandant de compagnie d'ailleurs defal nañ théâtre bu neex ñu jógee fa en 66 ñu tourner les derniers jours de Lat Dior mais pas téléfilm mais ñu ngi ko indi woon gendarmerie boobu presque élève gendarme laa quoi alors ñu toog seetaan foofu mu neex ñu trop ñu ngi ko defee woon biir caserne Samba Diéry Diallo alors àddina di dem àddina di dox ba Alioune Badara Bèye bëgg a jëlaat Lat Dior def ko téléfilm mu ñëw gendarmerie dafa abbu si ay fas boobu président Abdou Diouf moo ko yóbbante foofu avec une lettre mais ànd ak Abraham Kouka Souleymane Ndiaye alors Souleymane Ndiaye nuyu ma boobu xamante nañ ci Lat Dior mu ne ma mais yow joué nga ci Lat Dior d'ailleurs dañoo bëgg a tourner film Lat Dior doo ñëw bokk ci ma ne ko non man congé laa nekk sama commandant de compagnie d'escadron ne ma mun naa la rappeler noonu lañ ma rappeler ma bokk ci film Lat Dior bi. waa léegi bi nga joué film Alioune Badara Bèye boobu ci Lat Dior ban rôle nga ci doon joué. rôle bi ma doon joué ci téléfilm Lat Dior maa ne woon Sémou Mak l'envoyé de Bour Sine. lan mooy sentiment acteur bi kii joué lan ngay yëg da ngay yëg sa bopp wala sa xel dafay dem ci Sémou Mak dëggantaan naka lay demee naka ngay dundu acteur. da ngay am sentiment ne que Sémou Mak boobu moo taxaw fii tey moo fa nekk loolu nag moo manqué suñu nit ñi nga xam ne ñuy théâtre léegi parce que léegi théâtre amatul léegi li am moom mooy mun naa ne ay téléfilm tout est modernisé donc man foofu gisatuma kenn lu dul Sémou Mak au passage. wala Mamadou Ndiaye wala Clark léegi bi nga doon jouer rôle Sémou Mak lan nga yëgoon surtout sa ni nga doon incarné Sémou Mak ak nga jëm ci kilifa gu mag googu Maba Diakhou Ba nitu diine googu ceddo bi di dem ci diine ji lan nga yëgoon ak lan nga fekk ci cour ba. wax naa la ko ci gannaaw nee naa la nit ki buy jouer théâtre yaramam yépp day daw parce que day foog ne moom moo taxaw personnage bi ngay incarné moom mooy taxaw moom moo nekk di wax day fekk ne man xalaatuma kenn xoolatuma kenn lu dul Sémou Mak laa séeréer laa. mbokk internet yi ñu dem seetaane séquence su Sémou Mak
muy dem di seetu Maba Jaxu Ba radiyallahu taala anhu. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. Il m'envoie te dire que ton image est ternie dans le Sine. Le Sine au fait ne saurait comprendre que le descendant de Koli Tengala, celui qui se fait appeler l'Almami de Badibou, s'attaque à des veuves, des enfants et des femmes sans défense. Il me charge de te dire qu'il ne t'imaginait pas aussi lâche. Maître, laisse-moi trancher la tête de ce vulgaire insolent. Laisse-le continuer, Lat Dior. waaw Mamadou Ndiaye naka nga gisee théâtre bu njëkk bi ni nga ko doon joué soo demee ci ay Daaray Kocc soo demee ci ay la collégienne soo demee ci ay Billy Boy une si longue lettre ak 4 vieillards dans le vent ak théâtre bi am léegi ñaari jamono yooyu noo leen gisee noo leen di jàngate. jërëjëf xam nga ñaari jamono yi bokkuñu léegi théâtre amatul parce que théâtre wax naa la ko ci kanam ci gannaaw nee naa la théâtre c'est pas parce que rek dañ la yóbbu école nga jàngi ko foofu déedéet théâtre dafa nekk loo xam ne c'est inné day nekk loo xam ne du loo jàng day nekk sa yaram ak sa xel seetal ku mel ne Baye Pël ancien militaire la ma xureja jóg ma xureja du ngeen ma ne dem na école déedéet te terewul ñooñu seen théâtre dafa doy waar alors am na ñeneen ñoo xam ne jóg ki joué góorgóorlu ñoo ñëpp boo leen xoolee théâtre démb ak théâtre léegi du benn léegi théâtre amatul léegi li am moom mooy ay téléfilm parce que théâtre amatul ndax théâtre niñ ko doon wax da doon yee nit ñi da doon gindi nit ñi bu ñu joué ba pare comme ñoom Daaray Kocc ñoom bu ñu joué ba pare da nga ciy jël dara jël ci xel ak xam-xam loolu nag amatul léegi ay golden moo am ay théâtre kii yooyu ay un café avec yooyu yëpp pour utum xaalis la du leneen dañ koy jouer pour ut xaalis théâtre bu njëkk nag ñoom ma xuréja ak ñooñu utuñu woon xaalis dañ doon yee nit ñi dañ doon reeloo nit ñi boo dee ba nga xam ne stressé nga am nga ay xalaat yoo xam ne ça ne va pas da ngay toog sa kër jàpp ko comme man damay toog fii jàpp quatre vieillards dans le vent mu ngi actuellement boo seetee ci YouTube bi mu ngi ci YouTube bi Fara Ndiaye cal moom it boo xoolee mu ngi ci YouTube bi yooyu yëpp dafa nekk loo xam ne ñun naqari nañu parce que comme li ma la wax man duma homme de théâtre déedéet dama ci dugg parce que dama ko bëggoon sama biir xol awma ci xaalis fayuñ ma ci utuma ci dara mais dama ci duggoon rek parce que daf ma neex le fait simplement di jouer théâtre mais looloo indi joué naa ay film Les Caprices d'un fleuve kooku joué naa ci avec Bernard Giraudot joué naa Afrique Paradise yooyu yëpp ay film yoo xam ne la jaar nañ fi mais du xaalis laa ci ut awma ci xaalis utuma ci xaalis donc boo seetee théâtre léegi seetal suñu homme de théâtre yi yu màgg yu kii ñëpp ñu ngi ci jafe-jafe kenn jàppalewu leen kenn jàppale Lamine Ndiaye bërki démb la ma téléphoné bërki démb laa ko jot au téléphone waxtaan nañ lu yàgg ma ak moom ñooñu ñëpp ñi nga xamante ci théâtre bi noonu laa leen xamee xam nga théâtre pour sàmm ko ministre de la culture mooy sàmm théâtre am na ñoo xam ne ñi doon
immortaliser théâtre bi comme mun naa ne les derniers jours de Lat Dior théâtre la téléfilm la mais théâtre la xam nga ki doon caméraman yi ko yore woon ku ñuy wax Seydina Oumar Gaye moo doon filmer kii bi xam nga ñooñu ñëpp presque amatuñ xëy na télé yu mag yi bu ñu xamoon ñooñooy ñan dinañ leen mun a jël ñu mun a immortaliser théâtre parce que théâtre léegi kenn jàppalewu leen kenn dimbalewu leen la preuve en est que ñu ngi dee ci ay pauvreté dañuy dee ci kenn xamul ci liñ ki dañuy feebar kenn du leen jàpp donc théâtre léegi bu leen ko méngoog téléfilm yi am actuellement déedéet du benn jamono bi dafa changé ñoom dañ ko jéem a moderniser or que loolu mënul dundal théâtre déedéet théâtre ñi nga xam ne ñoo ko yor dañ koy jox ñi ko yor ministère bi dañ koy jox ñi nga xam ne ay homme de théâtre lañu Youssou Ndour jëloon na ko mënoon na ko incarner mais moom popularité moo ko lor moo ko solal ndax keroog bañ koy nommé ministre man xamoon naa dinañ ko nommé ministre wax naa ko Alioune Badara Bèye bañ ko nommé kii mu ne ma kooku mënul nekk kii ma ne ko si bu dee am na xel dina mun a jël ku mel ni yow teg ko ci wetam wala ñëw di la laaj ay conseil malheureusement defu ko moo tax gis nga génn ci ñu bëri ñu ngi fii homme de théâtre mun nañ nekk ministre de la culture mais politique bi changé na de telle sorte que ba nga xam ne rey nañ théâtre dee na complètement léegi neen ay téléfilm mooy am loolu laa bëgg nga may wax ne est-ce que téléfilm yi léegi dinañ baax na wala baaxul jeex na. waaw su loolu weesoo est-ce que defe ngeen yaa ngi wax waxu jàppale fii ak artistes yi naka la ñuy màggatee naka la ñuy màggee est-ce que defe woon nga ni comédiens yi artistes yi acteurs yi les hommes de culture en général est-ce que waruñu am syndicat wala ñu am ay mouvement wala yu demee noonu yoo xam ne mun nañoo jàppalante def ci ay entre-aide ak yooyu parce que nee nañ nag olof ndimbal na ci fekk loxoy borom léegi su ngeen defoon ay mouvement est-ce que état bi à travers le ministère de la culture du si jaaree ñëw jàppale leen. man d'accord naa ak yow foofu waaye dama lay xamal lu tuuti association ARCOS mu ngi fi ARCOS mu ngi fi mun nañoo defar syndicat mais du dem fenn du aboutir ci dara parce que ña koy jiite mooy tax nee naa la ministre de la culture xam nga def nañ Youssou Ndour ministre de la culture man d'accord naa ci pour nga sa popularité dem na à travers le monde non loolu doo ko xool Souleymane Ndiaye mais mun na nekk ministre de la culture mun na nekk ministre de la culture kooku xëy na bu nekkoon ministre de la culture dina mun a jàppale artistes yi bu ñu defee syndicat wala gis nga la fekk ñoom dañu loppi ñoo ca nekkoon ak yooyu dañu loppi war nga ko xam bu baax ah xam nga y a des choses yi nga xam ne ñun ñoo koy dimbale suñ bopp les hommes de théâtre ñooy jóg ñooy nangoo ñàkk seen bakkan xool ni ñuy def ba nga xam ne dinañ mun a indi théâtre fa mu nekkoon ca place am mais loolu amatul léegi dama la ko wax tout de suite amatul léegi nee naa la ay téléfilm mu am kuy defar téléfilm koppar nga ci soxla du leneen koppar nga ci soxla te nag comme li ma lay wax théâtre yu njëkk yi comme ñoom daaray Kocc ñoom Fara Ndiaye cal-cal ñoo ñëpp ba ñuy joué ñoom séntu wuñ ci woon loolu xëy na téléfilm yi ñuy bu ñu leen dugalee ci YouTube dañ leen fay
peut-être loolu aussi ñi nga xam ni jouer théâtre ay pass yi ci am ak yooyu jigéen ñi am na jigéen ñi nga xam ne ñu ngi ci biir théâtre bi la plupart man yàlla dafa am lu ma dimbalee Alioune Badara Bèye presque bu ma ne bu ma xamee lu bëri ci culture bi yàlla ak moom la parce que maison des écrivains du ma fa jóge maa moom ñu ànd. waaw jërëjëf Crack waa léegi suñu deuxième partie bi mooy suñu jàngatee théâtre bu baax suñu xoolee mag ñi fi nekkoon muy ay Douta Seck ay Doura Mané ak catégorie googu bu njëkk ba à l'aube des indépendances fi ñu yóbbu woon théâtre sénégalais amul benn pays africain bu fa egg te actuellement mun nañoo xool ni Sénégal a jël ndaare sur ce plan-là pourquoi parce qu'on s'est vu que Sénégal consommation locale la ñuy gën a def consommation locale mooy lan du ñu jéem a xool exporter seen art théâtre yëpp olof la wala boog 90% des théâtres olof la ñuy doon est-ce que loolu tamit joué wu ci rey popularité théâtre sénégalais. jërëjëf c'est une pure vérité loolu rey na théâtre sénégalais yi parce que boo seetloo ci gannaaw ensemble lyrique bi bu Sorano ensemble art dramatique bu Sorano ministre bu doon génn di voyager da koy yóbbaale looloo indi xam-xam bu bëri ci suñu théâtre ak suñu ensemble lyrique ñoom Douta Seck art dramatique la ñuy def déggootoo art dramatique Sorano actuellement d'ailleurs bu ñu ko doon jouer foofu kenn du ko seetaani parce que sénégalais yi xamuñ ko loolooy problème bi sénégalais yi xamuñ ko parce que miina nuñ ko sénégalais yi. est-ce que su boobaa duñu ni artistes yi joué katu théâtre yi ak yooyu sénégalais ki seen bopp ñoo rey seen bopp seen art. loolu tam am na ci sénégalais yi seen bopp ñi doon joué théâtre ñoo rey seen théâtre bopp parce que pour lan xaalis ñoo ñëpp xaalis moo nekk seen bopp wax naa la sànq nee naa la ma xuree ja géey yal na ko yàlla yërëm utul woon xaalis bàyyi pël utul woon xaalis donc ñooñu bu dee sénégalais yi defoon nañ comme ñooñu copier ci ñooñu kon théâtre sénégalais bi du dee kon ñoom seen bopp dinañ mën a kii parce que comme li ma la wax dem nañ ba nga xam ne pauvreté bi moo ñu ci indi loolu pauvreté bi moo ñu indi loolu parce que boo demee di jouer théâtre wala ma dem dem ba Douta Seck fii ci Tilène palais Douta Seck kër gi ñu ko tuddee fii dem foofu di jouer ji théâtre bu may ñibbisi bu ma doxul du ma am paas bu ma ñëwee loolu moo indi affaire bi looloo indi yooyu yëpp di ñëw waaw. waa léegi jërëjëf Mamadou Ndiaye di Clark léegi sa wax bu mujj lan lay doon ak conseil bi ngay jëmale ci jeunes yi balay ëllëg liy dal théâtre bu njëkk ba di leen dal fi mu nekk nii jóg na trop macha allah ñu ngi ci YouTube yi ñoom dañu tombé ak xarala yi yu bees yi muy ay YouTube ay yooyu yëpp donc information bi di circuler nu mu gën a gaawe ak nu mu gën a leere ci net bi comme que ñoom am nañu chance tombé ak yooyu lan moo doon yóbbal lan moo doon seen conseil pour ëllëg li dal théâtre sénégalais bu njëkk ba dal leen tey parce que ñuy commencé di leen suivre ci àddina bi. maa ngi lay sant di la gërëm te li ngeen ma seet si sama kàddu gu mujj moom mooy damay ñaaxaat jeunesse actuellement bi xaalis yàlla moo koy maye culture yàlla moo koy maye
ndax bu ñu jëlee rek xool ne dañuy jiital xaalis duñ mun a def théâtre bi nga xam ne moo ci war du mun a nekk ndax ñoom li ñu war a def yàlla suturaal na leen YouTube bi mu ngi fi internet baa ngi fi donc à travers l'internet YouTube bi Facebook bi ak yeneen yëpp mun nañ cee basé wu pour mun a gën a moderniser théâtre bi delluwaat fi ñu nekkoon yéen nit ñi kii leen jàppalante nag seen biir ndax li arrivé seen papa yi seen maam yi li leen arrivé waru leen arrivé yéen ndax ñoo jóoba nga ne am na ñaari yoon AVC gaañi def nañ ko rey nañ ko fi sax 2 fois mais heureusement mu démentir te ci dee la jëm parce que jàppale mooy Habib Diop góorgóorlu Diop waaw Habib Diop mu ngi nii dafa feebar kan moo koy dimbale kan moo koy dimbale bu gaañi cotisé wul duñ ko dimbale et pourtant théâtre baa ngi fi kii association baa ngi fi Arcos mu ngi fi Arcos ñoom comme li ma la wax mun nañ ci jóg ñooñu mun nañoo fëgg ci kii gouvernement bi ci ministère bi ne leen ñun théâtre kat yi war nañoo am au moins mais théâtre kat boo théâtre xam nga fii ci rue 43 bi ma dëkk angle 28 bi am na benn acteur bu joué ci Fara Ndiaye Calcal kooku doom la ci woon alors mu ngi nii day traîner fi mu nekk et pourtant c'est un grand acteur Sorano laa ko xamee dama ko gis fii mu mel na ku dof ma dajeeg moom ne ko yow ne ko woon Sorano mu ne ma si ma xool ko xool théâtre démb bi ak bi mu joué kii man sama yaram daw ma xam ne théâtre sénégalais yi kenn jàppalewu leen kenn dimbalewu leen association bi sax Arcos bi ñuy wax amul benn njëriñ fi ban njëriñ la am amul njëriñ parce que bu ñu fëggoon ministre bi bañ a xool seen bopp bañ a xool li ñu leen di dimbale dinañ mun a jàppale artistes yi jigéen ñaa ngi ni dañuy ñëw kii bu leen Alioune Badara Bèye joxul paas du ñibbi buñ toogee foofu ba ñu kii Alioune Badara Bèye moo yëkkati xaalis jox leen ñu séddoo ko mun cee paas dem ñibbi y a des choses yi nga xam ne yéen a ci war a jóg yéen xale yi tey yi yéen ñi nga xam ne yéen a des fii pour théâtre sénégalais bi donc loolu laa leen di digal ngeen xoolaat seen bopp bu baax a baax a baax a baax xoolaat seen bopp bu baax a baax a baax foofu laa yéeme man nag duma homme de théâtre déedéet gendarme laa adjudant de gendarmerie théâtre dama ci daanu noonu rek dama ko bëgg ci sama biir xol mu neex ma ci sama biir xol moo tax waaye man sama profession gendarme cavalier la damay war fas kon nag bu ñu àggee foofu rek dama leen di ñaan ngeen dimbale seen bopp man sama retraite maa ngi ko yor mais yéen amu leen retraite gisoo benn homme de théâtre bu retraité bu weer wu dee ñu koy fay et pourtant mënoon na am bu ngeen ci jàppee mënoon na am. jërëjëf.